salaamaaleykum mbokku téléspectateur la RTT TV nuyu nañu leen sant nañu leen bu baax a baax di am mbégte ak kontante ci dajewaat ak yéen ci suñu émission yu am solo yi lay saa su ne nag du ñu jóg ci di leen nuyu di leen jaajëfal di am contentement ci suñu ay téléspectateur ak suñu ay auditeurs ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ñu ngi ñuy seetaan di nu ñaax di nu encourager saa su ne seen mbégte mooy sunu bànneex saa su ne rek dañuy am béggu toog di jàkkaarloo ak yéen amoon nañ benn stand-by bu ndaw durant mois du Ramadan alhamdulilah ñu sant ci yàlla bu baax yàlla may nañu ñu woor ci jàmm wori ci jàmm ñu profité baalu Sénégalais yëpp ak sénégalaises yi di leen ñaanal koor gi ñu jege yàlla defal ñu jàmm ñaanal leen korité gi aussi liñ ci jàmm yàlla yëpp yàlla nangu ko noonu tamit la ñuy sartaagale communauté catholique nga xam te ni yàlla dafa dogal bennoo gi nga xam te ni moo nekk ci Sénégal ñu bokk woorandoo ak ñoom aussi temps carême bi ñu dund ko mu nekk ci même mois bi wax dëgg yàlla lépp di chance Sénégal may wax ni Sénégal ngëneel yooyu yàlla daf ko fee def muy ay valeurs nationaux yoo xam te ni am na fi solo ñu sant ci yàlla bu baax a baax a baax ñu amaat nag mbégte bu baax ak kontante ci dalalaat sunu ay partenaires yi nga xam ni saa su ne dañuy ànd ak ñoom ci la RTT TV muy télé des artisans ñu nekk ay jàmbaar yoo xam te ni tout le temps rek ñu ngi ànd ak ñoom ci ay émission di ànd ak ñoom ci ay présentation di ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam te ni li soxal askan wi dong la donc nag suñu partenaire bi nga xam te ni bon kenn demul ñu des muy waa Natural Bio ñuy bëgg saa su ne di jotaay ak ñoom saa su ne di toog ak ñoom di waxtaan du ñu sori dara toog ci nga xamante ne mooy seen directeur marketing miin na suñu plateau waa askan wi miin nañ seen ay produits saa suñu toogee ba yàgg ñu defar produit yu bees dañuy ñëw toog jotaay ak nit ñi waxtaan ak ñoom xamal leen lan mooy yille yi ak fan lañ toll ci liggéey bi ak ñoom lii soxal askan wi nga xam te ci rek la ñuy dox ñu toogaat ak directeur marketing bala ñoo sori dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a jublu ci waxtaan yi. Ndiaga ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Pape ñu ngi lay fay bu baax di kontaan bu baax si toogaat ak yow ndax heure bu nu toogandoo rek maanaam askan wi ñëpp dinañ bokk bég te dinañ dégg njariñ ndax njariñ rek la ñuy waxtaan. moo tax dañuy sant yàlla bu baax comme ni nga ko waxee léegi bi ñu génnee si koor gi lépp luñ si jaamu yàlla yàlla na ko suñu borom nangu te jéggal ñu defal ñu tawféex yu yaatu si barki borom Tuubaa di ziar mbokk yi nga xam ñi ngi toog seen salon ñoom ñëpp di ñu seetaan ñu nekk bitim réew nga xam ne fu ne lañ ñuy woowee ñu ngi leen di béggee ñoom ñëpp kon ñu ngi leen di béggee ñëpp Pape di la njukkeel et tamit di la encouragé bu baax et di la ñaan yàlla aussi. parce que ñu la koy delloo bu baax saa su ne rek comme ni mu ko waxee dañuy bég saa su ne di toog ak ñi nga xamante ne nii askan wi rek moo leen ñor ñi nga xamante ne nii saa yoo gisee ñu toog jël temps d'antenne ñu ngi waxtaan ci li nga xamante ni mooy jëmale dëkk bi kanam ndax réew mu nekk rek ñoo ay doomam ñoo ko mën a jëmale kanam te saa su nekk li nga xamante ni dañ ko daan jéggaani ñoom góorgóorlu nañ ba def expérience bi dugg si waat ba fexe ba emporter ko indi ko fii Ndiaga Natural Bio di partenaire wu la RTT TV ci émission bu mag bi la nga xamante ni faral nañ di leen ci dalal bu baax a baax a baax nga xam ne ku tudd émission bi tudd Natural Bio ku tudd la télévision tudd Natural Bio nga xam ne ànd bi rafet na partenariat bi dëgër na mu mel ni nag tey dañuy jublu ci waxtaan ci fan ngeen toll ci produit yi ndax askan wi ñu ngi ci gis seen bopp ak Natural Bio ndax li mu bëggoon ci askan wi ci saytu xam-xam pousse leen ko ba ñu jëriñoo ko ndax mi ngi ci am satisfaction bu baax a baax. waaw alhamdulilah rabbil alamin loolu moom laaj boobu dinañ si sawar papa tamit dinañu neex laaj boobu sawar nañ si neex nañu tey ki ni ko laaj war nañu ko laaj ndax xam na suñu début bi ñuy débuté fii au niveau Thiès gis na bi ñuy tàmbali ni ñu demee woon ak macha allah fi ñu toll léegi te loolu lépp seen liggéey bu rafet waa RTT TV am ngeen si waar bu rëy bu ngeen si bay ndax fu nu feeñee feeñal ngeen ñu ak yeneen te ni xam ñu doon bokk du liggéey ak ñoom alhamdulilah gars yi ñi ngi jël produit bu baax te it ñi ngi si am mbégte bu baax a baax a baax ndax fu ne lan may woowee ndax ki nga xamante ni mi ngi toog si télé chaque jour di wax ñu ñaan yàlla bu baax parfois mag woo ma ñaan ba sama yaram bi daw parfois nga ji jeune boo xam dafa may taxawal encouragé na ma félicité ma ba sama karo bopp bi day taxaw loolu lépp dafay nekk yoo xamante ni góorgóorlu gu ñuy góorgóorlu et ak xam produit yi nga xamante ni ñi ngi si yëngatu moom moo sabab loolu moo tax laaj boobu ni la koy delloo si gàttal mooy gars yi mu wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi si ay résultats yu extraordinaire. Ndiaga par rapport ak Natural Bio ñu bari di dégg ñu ni Natural Bio day dem ci wàllu social. ñu gis bu événement yu mag yi amee Natural Bio ñëw dugg wut ay kit
dem jëli lu bari ci produit yi ñëw maye ko askan wi ñoo ne ni ñoom dug ci côté commercial bi rek waaye côté social bi dañ ko dooleel. ñu am ay vidéo yoo xam te ni xëy na sunu technicien bi moo pareegul waaye kon doon def benn reportage boo xam ni Natural Bio ci veewu julli gi ñu ngi woon marché Sam. dal foofu def fa standing bu mag. def fa ay produits ba pare soldé ko askan wi jot ci yenn yi ñu may ko askan wi pour gën a jege seen askan loolu lan nga ñu ci mën a wax. waaw alhamdulilah loolu tamit boo xoolee société yi nga xamante ni suñu borom dafa dogal ñi ko entouré ñëpp danoo commencé woon ci zéro ba jëm ci kaw. léegi à chaque fois que jëfee lu ñu gën di dem suñu xel day dem ci zéro dina am ñoo xam du ñu am koom boo xamante ni dinañ tal sax produit pour maanaam mën koo ñëw si yow di ko jënd ñooñu da nga leen di bàyyi xel ñi nekk ci kaso bi nga leen di bàyyi xel ñi nga xam danoo tawat nga leen di bàyyi xel ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw tamit da nga leen di ci bàyyi xel loolu mooy sabab Natural Bio comme ni nga ko waxee bu yenn événement yi jotee dañuy ñëw ci biir marché bi fekk ci askan wi tudde ko promotion lañ koy tuddee mais ci biir promotion bi amaale nañ benn genre comme ni nga ko waxee social bu ñuy dawal ci biir den xam ñi ko soxla ñu jox leen ko noonu la Natural Bio di doxee moom dafay def saa su ne loo xamante ni lu jëm ci cadre jaamu yàlla la te du ko def ci puuka du ko def ci lenn day xool ni nga xamante ni noonu la war a jàppalee askan wi moom mu koy faral di def lu jëm ci cadre social bi am na ci tamit foo xamante ni tolloon nañ fi ba waxtaanoon nañ ci xam naa moo tax sax nga dugal ma question boobu ci cadre daara yi ci cadre prison yi ci cadre hôpital yi fekk leen ci hôpital yi jox leen yi nga xamante mooy produit yi ñu soxla ci naturel yi nga xam ne ko mën di jëfandikoo bu ci mel ni comme poudre bi kii tey boo ko yóbboon ci hôpital bi dina mën a dimbali ñu bëri parce que am na ñoo xamante ni dugub mënatuloo dugg seen gémmiñ bay jàll mais bii good food bi dafa plafonné maanaam dafa nekk produit boo xamante ni ñi wér ñi tawat ak ñi nga xamante ni tayal nanu ñu loolu moo ko tax a jóg tey boo nekkoon sa kër kenn nekku fa ñëpp dem bàyyi la fa nga nekk sa mag nga xiif jëla good food bii rek léegi nga zirik ko def ci sa pot yëngal naan mu fees dell sa biir am vitamine bu bari tamit waaw ndax mag ñi amoon maladie daan nga gis ndeysaan ay jamono dañ daan jënd sunguf bu dee ba seen biir dara nekku ci dañuy jënd sunguf di xooyal ko rek ndeysaan daal di koy naan pour seen biir am dara te bu njëkkaan da ngay gis ñoo xam ne sunguf daan na jafe sax ba dañ daan wut ko fu ne tey good food bi nga gis ni dañ ko préparé ba pare def ko ci yooyu xanaa foofu sax la ñuy profité comme social bi dañ ci doon barkelu ñu duggaale tuuti ci produit yi nga xam ne noonu nga ko tuddee lu mel ni good food bi nga xam te ni moom la sunu caméraman bi jàkkaarlool nii alors que Ndiaga good food produit yi dañuy gis Natural Bio saa yu toogee ba yàgg day saytu benn produit boo xam te ne day ànd ak dundinu askan wi xam ni ci demande sociale bi produit tel la gën a jubóol nga xool non seulement mag ñi mais xale yi nga xam te ne dañoo néew kartan néew awlaf good food bi baax ci ñoom nii mag ñi ak waxambaane yi baax ci type de génération bi yëpp Ndiaga good food bi lan mooy base am ak importance am très intéressant parce que boo xoolee good food bi kon ni nga ko waxee léegi mboq mooy base bi mun ko liggéey mboq moom boo nee mboq rek képp koo xamante ni sénégalais nga xam nga luy mboq effectivement mboq mooy base bi ñu jël lu mel ni fenugrec naar yi naan ko xulba moom it mu ngi ci composant yi muy fenugrec am na tamit saab-saab ñu naan ko nevadaay ñii naan ko comment dire encore saab-saab nevadaay waaw moom mu ngi ci biir moom mélange boobu boo xoolee saab-saab moom dafay raxas deret moom ñëpp xam nañ ko moom ça fait des siècles boo xam ne sunu maam yi si lañ daan fajo xam nga pap dafa toll ci jamono joo xamante nit ñi dañoo war a delluwaat ci aada ak cosaan effectivement suñu dund bi nga xamante moom la fi maam ñu bàyyi woon gis nga régime alimentaire boobu mooy régime bi nga xamante ni moom moo ñuy dundal te ñu bari duñ koy bàyyi xel gis nga mboq dugub ñebbe basi pep mi yooyu bu fekkoon ni ñun sénégalais yi jéem nañ koo gëstuwaat xool plat yi ci mag ñi daan togg ñu jël ko def ko consommer local di ko dunde wallahi hôpital bi dootuñu fa baree ci tànk effectivement te nit li koy feebar lu mu lekk la mu dem ba yàq deretam jeex na moo koy màggetloo moo koy lompoñloo waaw kon bu mu mel ni de suñu alimentation générale yi ak ñi xam te ni produits locaux yi la buñ ko gënoon valoriser surtout waaw delluwaat ko tuuti ci base bi
wala ñu jël ko sax moderniser ko comme nii ko natural bio def ndax mboq ñu bari daaw ñu ko def nii tey dañ ko saytu jël base bi lépp nekk mboq liggéey ko liggéey bu toll nii lii est-ce que jotul kon delluwaat consommer waat local li nu yàlla jox ndax askan wu ne fi nu ne la leen di dundal ak la leen di may wér-gu-yaram yàlla defal na leen ko ci boobu askan kon recherche bi ngeen def nii loolu est-ce que jotul nit ñi daw wut si waat loolu dafa jot sa xamal lu tax mu jot comme si sa question sa wax bi laay sukkandiku pour kii toog di nu seetaan xam li ñuy wax mooy lan ndax xam-xam nañ fi waxtaanee gis nga delluwaat si côté boobu nga waxee noonu loolu dafa war ba mu waree du tey parce que mag ñi def nañ la ñuy def ñoom teg ko fi dem bàyyi ñu ak ñoom ñeneen ñëw soppiloo ñu ko soppiloo gi ñu ko soppiloo ñu fekk si leen sax la ñu bëggoon ñu def ko moo ñu indee li ñu dal lépp tey muy wàllum lal bi wàllum sëy di wàllum boo xoolee régime alimentaire màgg gi nit ñi boo xoolee dundin bi boo xoolee même li ñuy naan sax léegi ay jafe-jafe palpitation yi tension yi palpitation bi nga xam dañuy toog di miir ngay gis xale boo xamante ni 2000 la judd di am problème éjaculation précoce ngay gis xale boo xam ni 2000 la judd naan la dama amee tension ñii naan la dama amee ulcère ab waxambaane waaw nga gis waxambaane cay jamono waxambaane da daan wax naan cere ju ànd ak ñeex jaar yoon lay kii nga def ci ñàmbeeg lépp xam naa ne ngeen ni dinañ ma summi dañ daan wax loolu tey nga gis waxambaane bu toll ci 22 ans ni munta reere cere ndax estomac bi wallaahi njaga loolu buñ ko xoolaatee da nga naan est-ce que kon ñun est-ce que suñu ndaw ñi deeti nañ am kattan gi war kattan munta am pap fii ak ñi ngi dunde li ñuy dunde yàlla xam na ne kattan munu am tey dina bëri si ñoo xam ne dinañ ñu seet si parce que xamalu tax mooy dafay toll foo xamante ni kenn ku si nekk dangaa war a xam li nga moom li la boole ak li nga doonu dara effectivement li nga moom yow jëlal ko sa bopp ba mu jeex tàkk effectivement mooy li nga xamante ni mooy gàncax gi nga xamante ni yàlla moo ñu ko fi wàcceel mu saxe si sunum réew mi mu si mel ni mboq mi xoolal ni mu selle nga xool saab bi xoolal ni mu selle nga xool ni fenugrec xoolal ni mu selle ñu boole ko tëgg ko ba am si dose boo xamante ni moom la nit ki mën di jëfandikoo xale à partir de 6 mois di ko jël waxambaane di ko jël ku dem ba amatul bañ mën koo jël ku tëdd sa lal bu hôpital mën koo jël kii sport mën koo jël chauffeur bi dawal ba sonn te toog si otoom taye la jàdd sax pour lekk mën na koo jël si kaasam defar ko fa xewloo ko ne liggéeyam effectivement mu def vitamine bu faj sa biir bi te doo xiif xoolal loolu te lépp sunguf lañ ko liggéey lépp ci base alimentation générale bi nga xam ne moo fi nekk rek naturel waay macha allah moom mooy good food bi ñu fàttali leen ba tey yéen a ngi seen émission première après le ramadan bi nga xam te ne tàmm nañ di ko dajeeg yéen waaw mbokk yi ñu ngi fii nag toog ci le Palais d'Or nekk restaurant boo xamante ne nii ay doomu Thiès ñoo ko taxawal ay doomu Thiès ñoo ko yaatal ay doomu Thiès ñoom ñoo daw ni dañoo bëgg Thiès kenn dootul jéggaani endroit boo xamante ne ni mën na dalal doomu Thiès yi ci côté yëpp gis nga fi la ñu dal nii toog lépp a ngi fii tout dedans dinañ ci dellu si waat tuuti ñu gën a avancé ci suñu waxtaan tuuti voilà allez-y naana jus bi parce que gis nga ko ay jus naturel yoo xamante ni yëpp fii lañ koy préparé wax dëgg yàlla lépp tamit dugaat ci baatu natural bi rek nga xamante ni lépp day naturel macha allah njaga bu nu gënee xóotal ñu am benn nigel produit nigel bu ñu gis tey nga indi ko présenté ko téléspectateurs yi nigel bi njaga lan mooy importance am waaw nigel boo ko déggee ñu bëri nag pap problème boobu lan am ma alaaji nga jël ko ak caméraman bi askan wi xàmmee ko bu baax a baax nigel rek maanaam nigel moom mooy xabatu sawda xabatu sawda moom mooy nigel léegi boo xoolee xabatu sawda li si yonent sallallahu alayhi wasallam wax dafa bëri daa doy si faan mun kulli daa ba pare mu wëlbati ko mu ne amul benn feebar bu mu dul faj bu dul dee effectivement léegi nag waa natural bio ñoom dañ si am ak dégg ndax waxu ku tedd ki moom du waxi caaxaan am nañ si saabu liggéey nañ si saabu pour yaram yi xam dañu am ay picc ak ay xabat sawda bi am nañ si confiture pour genre kiis lay doon xale yi xam dañuy jàng di fàtte ah bon moom xabat sawda macha allah loolu nag lu intéressant la waaw parce que boo xoolee sunu doom yi ak sunu jarbaat yi dañu nekk léegi xale yi dañuy jàng waaye seen lacune mooy dañuy gaaw a fàtte beneen bi ci toppit bon pour ñu capturer day jafe bon lan moo leen occupé wala lan moo manqué ci ñoom ndax mag ñi dañ daan def xale bu buy dal jàng ñu préparal ko lu mel ni kiis def ci leen ci war a def pour que xale bi man koo
jëfandikoo mu nekk li koy tàggat ba ubbi xelam ndekete ko natural bio bàyyi na xel ci bio naturel yi ci plante yi lu mel ni kiis boobu nga xam te ne dina ubbi kiiwu xale bi njëga continuer foofu ndax loolu am na solo parce que kiis boobu du jar ngay dem si kenn naan ko bindal ma muy takk wala ngay sangoo macha allah parce que confiture la boo xamante ni maanaam si sa cerveau si lay liggéey macha allah maanaam day capteur lay doon moom lañ naan capteur noonu koy tuddee ñun ñi koy liggéey maanaam confiture boo xam ne lu jëm si cadre amaale na sax afro si cadre lal bi am na si amaale na capteur boobu nga xam ne da ngay fàtte am na tamit âge yi nga xam dañoo dem ba commencé di naax buñ ko dee jël day nàmmat seenum xel mooy sirop ba moom it xabatu saw daan ko liggéey kon boo xoolee am nañ si thé bi sous forme infusion la comme Lipton anti stress la anti fatigue ba pare ça facilite la digestion macha allah maanaam si thé bi te thé bi dina yomb tey boo ko doon war a utiliser comme sous forme comme Lipton lay doon Lipton waaye ndox ngay jël teg baxal ndox mi ba mu bax nga jël comme kaas rek jël benn Lipton dugg si biir jël ndox mu bax mi sot si comme tëj bàyyi 10 minutes nga natt benn kuddu suukar yëngal am na ñoo xam duñ ko suukar comme sama classe noonu lañ koy naanee te saytu bi par rapport ak durée de vie am pour que boo ko doon stocké comme ki dëkk fu sori war ci jënd lu bari ndax bala moo expiré mën na dund ak moom lu yàgg te du def dara et tout waaw foofu tamit c'est très intéressant question bi nga dugal natural bio bépp produit bu muy defar naturel la ok maanaam du def dara ñun dañuy obligé ni ñu def leen si date bi ngeen ko def ak bi muy jeexee loolu pour nit ki koy jënd xool date bi rek am confiance mais bu la neexee teg ko 10 ans du def dara effectivement ndax naturel la waaw ndax ci bio dëgguma la njaga mais ci bio rek ci ngay mën a amee produit boo xam ni bu lu mu gën a dem sax gën a baax waaw la preuve ci lu mel ni nevedaay ak lu mel ni ñebbe da ngay gis ku ko yor ren la koy bay déwén la koy consommer te loolu gàncax gi rek a ko mën naturel donc kon loolu xel dina nangu ci lu mel noonu noonu la demee maanaam mën nga ko teg fii ak 10 ans boo ñëwee na nga ko fekke woon na nga koy jaar utiliser ko maanaam bu jëmee si cadre nigernal bi nga xamante ni anti fatigue anti stress ba pare ça facilite la digestion kii foo dem si bitig yi dañ koy jaay sax comme good food bi mi ngi si boutique yi en gros gars yi dañ koy jënd en gros di ko jaar si koñ yi mooy Nigelnat bi am nañ si saabu am si confiture am si thé bi ba pare am nañ poudre xabar sawda te savon bi xëpp yomb na ko day xëpp bu xëbee benn yoon doo lalaat njàmpe bi très bien waaw te naturel la amul leneen luñ si rax ñun produit amul luñ si rax te dina def effet par rapport ak say anticorps ak yooyu moom loolu moo ko tax a jóg parce que dañ la wax ni la impureté bu mu fekk si yaram bi da koy dégager lu si bokkul xub ay heure ak yooyu yëpp da siy liggéey man moom laay sàngoo fi mu toll nii du ma ko booleeg beneen saabu très bien waaw du ma ko booleeg beneen saabu natural bio daal ñoom si cadre bio naturel looy wër lu naturel ba agsi moom boo ñëwee naturel fekk ko fa moom natural bio ci cadre bio naturel ni ko Ndiaga waxee suñu confrère ki nga xam te ni mooy suñu partenaire nekk jàmbaar joo xam te ni depuis télévision la RTT TV mi ngi ñëw di ànd ak ñun ñu fàttali leen ñu ngi ba tey fii ci Palais d'Or ci suñu premier numéro ci émission bi ñu tàmm dalal askan wi waxtaan ak ñoom après le Ramadan parce que bi nu wooree xawoon nañu dal tuuti ñu dellu si waat nag jël leen seen temps ñi nga xam te ni ñoo soxla produit ñi nga xam te ni ñoo bëgg ñu siiwalal leen la RTT TV ba pare na jege na leen seen télévision ngi noonu ak seen présentateur bi nga xamante ne nii moom la askan wi taamu muy Seck Ndaanaan le Faramareen mbir maa ngi noonu kon ñu dem publicité dellusiwaat ci waxtaan. mbokki Sénégal mbokk àdduna mbokk Thiès mbokk Touba dikkati na su ma nee dikkati na sa xel war naa mën a dal ndax boo demee VAR di nga fa fekk li nga xamante ni moo amoon solo lool lu société naturelle production indi woon bii la yoon dañoo indi ay produits yu bees tàq pour yéen ñi nga xamante ne da ngeen a amee diabète traitement bu baax lañ leen indil traitement pour karaw ma ne yéen ñi nga xamante ne soxla ngeen ko à base de fenugrec la waaye indil na leen ay lait de corps yoo nga xamante ni base ba moo di huile de baobab xam ngeen na muy def ci yaram waaye naka koy liisal gën koo nesil ma ne 100% bio la dara raxu ko ngir ñi nga xamante ni dañuy souffrir ndax ndoxu siti tension ballonnement rhumatisme ak sax yenn yi nga xamante ne da ngeen a bëgg perdre li nga xamante ni rek moo di poids ak ñi nga xamante ne sax dañoo perdre espoir ndax yaram bu yàqu ndax ay produits xeesal yu ko yàq lool dama ne solution am na indil nañ leen li nga xamante ni moo di ay diw yoo xam ne bu ngeen jokkoo ak société naturelle production dina leen indil solution. Vous qui avez des problèmes de peau je vous demande tout simplement d'aller voir la société naturelle production am nañ ay mbir yu am
am solo pour yéen. Vous qui êtes diabétique également, vous avez votre solution avec la société Naturelle Production, avec un apport sur la base de la chevelure à base de fenugrec, mais également des laits de corps extraordinaires à base d'huile de baobab qui vous lisse la peau, mais également c'est 100% bio. kon nag yéen ñi nga xamante ni wut ngeen solution ba tàyyi amu leen ko, daw leen gaaw. Adresse ba Touba am na fa benn mu di rond-point Xayra. bu ngeen fa demee fa jàkkaarloog Sénilek ngeen woo leen ci 78 465 71 79 wala rek 77 504 50 97 ca 10e ba tey boo demee ca fa jàkkaarloo ak musée ba ca 77 465 57 57 wala 78 465 71 79 wala 77 616 50 30 di ngeen fa fekk li nga xamante ni moo di seen solution. mbokk mi del di la fàttali ni am nañu beneen boutique mu nekk ci yoonu pharmacie Khadim Rasoul bi soriwu ko dara booy dem ci yoonu EDK bi la, waaye fàttali la également ne di nga fa fekk ay crème yu nga xamante ni daf lay jàppale ci traitement sang ak hanche, ngay dox di ànd ak jas waaye nag di la xeexal li nga xamante ni moo di hémorroïde. ndax xam nga ni jamono ci bari na torop ñu ko am loolu di hémorroïde ndax toogaay bu yàgg bi nga xamante ni lenn ci liggéey dinañu koy defloo. waaye mbokk mi complément alimentaire yi tamit génn na ndax Good Food mi ngi fi. nee naa la boutique yi sax dañ koy jaay, liggéey bu bees lañ ko def mu di prix gros boo nga xamante ni mën nga ko am également ci société ba. dinaa la jox léegi numéro bi, waaye boutique yëpp dañ koy jaay. mu nekk à base de maïs ak fenugrec, mu nekk loo nga xamante ni it da lay jàppale bu fekkente ne amoo appétit ngay ndaw di mag. ba tey mën nga ñëw woo ci 77 821 15 03 ngir rek jokkoo ak société naturelle bio mu mën la jàppale bu baax a baax ci prix gros bi. yow mi nga xamante ne da nga bëgg a jënd di jaayaat, waaye café Touba ba ma nga fa. te li ci gën a neex moo di sous forme d'infusion lay nekk, maanaam soxla wala segg. xanaa du lii neex na, dama ne yéexati ñàkk la rombati réccu. société naturelle bio daal dafa jóg rek ngir jàppale la, kon nag jokkool ak ñoom ci 77 821 15 03 ngir jot seen société. yow mi jigéen mi nga xamante ni sa néegu say jaaxle nga ci, dama ne lépp lu mën a yëngal libido am na fa. waaye yow mi nga xamante ni yaa nekk góor soxla li nga xamante ni moo di après entraînement loolu la mën a jariñ, demal rek ci société naturelle de production. dama ne yéexati ñàkk la rombati réccu. société naturelle bio daal dafa jóg rek ngir jàppale la, kon nag jokkool ak ñoom ci 77 821 15 03 ngir jot seen société. société naturelle production, vos nouveaux produits sont arrivés. ba tey ñu ngi toog fii ci seen émission spéciale bi la ànd ci ak waa Natural Bio. ñu toogaat fii tamit ci le Palais d'Or, restaurant bi nga xamante ne ni partenaire u regroupement des tailleurs la, partenaire la RTT TV la. vraiment ñu nekk ay jàmbaar, gis nga accueil bi bi ñëwee dalal nañ ñu bien, vraiment endroit bi neex na te it day baax askan wi bu nu waree waxtaan toog ci endroit yu mel ni waxtaan dalal gan ñi, ndax lépp Thiès la 100% Thiès la. ay barab la yoo xam doomu Thiès ñoo ko taxawal, ñii toog di waxtaan ay doomu Thiès la yoo xam te ni Thiès rek moo leen ñor. waaw waxtaan pour njëriñu askan wi kase. en fait Ndiaga, bu ñu dellusiwaatee ci suñu waxtaan dafa mel ni sànq ñu ngi génnoon ci Good Food bi nga xam te ni njëriñam dafa bari, mais alors que ñu am benn seetlu nit ñi ñàkk alimentation bu baax. est-ce que du moo impacté li nga xam te ne dañoo dem ba yëg néew kattan gi dab góor yàlla yi. te nañ ko waxaa parce que dem na ba jamono ji ñu bari dañ koy jàmbat ñi nga xam te ne dañuy nekk sax di liggéey ak yéen dañuy sax woo ci lu bari ci jafe-jafe boobu mu leen la kon lii buñ ko def sujet tabou ñu waxtaan lan jafe-jafe boobu est-ce que du li nit ñi lekk la wala lan moo xew ba tax jafe-jafe bi daal am ba ci ndaw ñi seen teel a kii mag ñi tout mu nekk Sénégal lam daal ñu baal ñu ci kàddu gi ci ñin ko sañ a wax ñu bari daal seen kàttanu biir yëgatuñ ci seen bopp lan mooy jafe-jafe boobu ndax lekk gi la wala lan la. waaw alhamdulilah laaj boobu dina yitteel doomu aadama yi. su ma nee doomu aadama yi comme ni nga ko waxee ñi nga xamante ni loolu mi ngi leen di faral di daal am na ñoo xam nag yàlla dogal na si ñoom am ñu jafe-jafe boobu. mais boo xoolee la majeure partie ci jeunesse bi sax laay wax. la majeure partie ci jeunesse bi boo jëloon 50 personnes 3 personnes nga siy jël ñoo xamante ni mën nañ seen bopp. ndax li tax mu wax la loolu ñun saytu nañ ko ba xool ko ba xam ba càmbar ko ndax si la ñuy yëngu fu ne la nit ñi di woowe te ñi ni toogal ñuy jàmbat loolu dafa bëri. moo tax ñu sañ a wax ne boo taxawaloon 50 personnes 3 nga siy génne teg leen ne ñoo xam ñi ngi yëg seen bopp à 100%. li ko sabab it wax nga ko léegi régime alimentaire bi daf si joué lu bare sax daf si joué parce que boo xoolee à l'époque ay jamono
daan nañ toog sa bun kër ñu ne paa diw mooy ngénte ñu jàggal ma si kàddu. effectivement. wallaay ba pare sax léeg-léeg sax mu làq juróom-ñaar fukk ak juróom jàpp juróom-ñett fukk ak 80 ans wala 70 ans wala 75 ans. ñu naan la paa diw mooy ngénte tey. nga dem fa toog lekk si ceeb ba suur. ndax boo ñëwee da nga naan la ngénte mag la sa ceeb doo nga lay am du am laax ñu lekk si ceeb bi dem ñibbi. mais léegi. waaw mais Ndiaga yow laal nga parenthèse bu am solo nag. da nga naan dégg ñu naan ngénteel paa du am laax. waaw. baal ma ci kàddu gi macha allah. noonu. Ndiaga yàlla na nga dee. vraiment yaa ngi may fàttali anecdote yu doy waar. mbokk yi ñu ngi ci seen plateau bu baax a baax. seulement dañuy jàngale te dañuy liggéey. ndax am na loo xamante ni nii xam-xam la. il faut doo ci ut sujet tabou. faw nga koy waxtaane pour askan wi mu doon seen njariñ. ndax mbir mi dañ koy waxtaane au fond te li muy wax nii dafa sensible ci déggin mais lu am solo la. ndax nag en fait wax na dëgg. mag ñi da nga daan dégg papa diw mooy ngénte. ñu ni ngénte paa doom laax su ne paa la ñun doo fa dem suba gi ngoon nga fay dem. boo gisee yow mi toog di ma seetaan di wax nit ñi lu ñuy wax lii pour jàngale rek ci cadre fu ñu jëm tàmbale bi moo nekk nii ndax lii sabab ngénte moo sabab tàmbale bi ñu tàmbalee ko noonu ndax à l'époque ñun ñii suñu jamono noonu lañ doon doxee mais sëñ Pape buñ delloo ginnaaw tuuti loolu sa buntu kër lañ daan toog daan am seetlu boobu ñun suñu jamono bu ñuy wax suñu jamono sax di nga gis ki may seetaan ñii ñoo doot ñun toll ba naan suñuy jamono waaye jamono ji ak jamono ji jamono joo fekkee rek sa jamono la waaye bokkul bu la jamono ja magee à 30 à 40 ans sax te nga dund ca dara sa jamono la très bien foofu laay expliqué ndax dund loo fekkee très bien bu fekkee ñu si suñu jamono yi xew nii xewul woon yi am nii amul woon yi bëri nii bëriwul woon li nit ñuy waxtaane nii daawuñu ko waxtaane xamalu sabab loolu boobu yar amoon na fi éducation de base ci parents yi ba pare ñu yar la ci biir kër gu mag nekk ñëpp nekkandoo fa mag ma jiite kër ga di wax ni lii laa bëgg ñu togg ko lii la ñu togg añ lii la ñu togg reer mu nekk régime alimentaire boo xam ne lu naturel lay doon ñëpp dañ ci concentré ci loolu mooy cere ji texeen gi effectivement def ci ñebbe ñam bi xoola pap kenn roteetul dëgg la xoola roti ni mu safee roti dëgg la wallaay kenn roteetul lépp li nekk ñam bi li mbokk mi nga defar ci ñalang yi nangam vraiment wax nga dëgg ay plat la yoo xamante ni yu extraordinaire mais Ndiaga est-ce que ak fi situation bi toll actuellement nga xam te ne ndaw ñi dem nañ ba lu ëpp ci góor ñi ñii ñu ngi koy jiñ stress ñii ni bon feebar la ñu bëri impuissance sexuelle boobu leen tatafu xaw a wër jamono est-ce que dañ cee war a noppi nii rek nii sujet tabou la kenn du ko waxtaane pour am pajtal te waa Natural Bio jóg dem gëstu ba gis ay produits yoo xamante ne ni mën na saafara problème boobu est-ce que tamit jotul kon ñu war cee waxtaane rek waaw faram fàcce ko tuuti loolu dañu am solo effectivement loolu nga wax ni moo tax sax ñu toog nii tey parce que bul ni man daluma mënal naa sama bopp mais li nga mën sa bopp keneen mënulu ko effectivement te comme yàlla dogal na gars yi gëstu nañ si ba am si expérience bi bon dañ ko war a partager ndax yàlla moo ne xam-xam séddale leen ko dëgg la jàngale leen ko ngeen partager ko doomu aadama dafa war di partager loolu moo sabab ñu def tey toog ak waa RTT TV jàkkaaru askan wi bëgg leen a faram-fàcce lu jëm si kaddu say gis nga sëñ Pape débat bi ñu waxtaan dafa xaw a sensible si ki nga xamante ni mi ngi toog jàkkaarloo ak ñun waaye bul xool si suñu jëmm na nga xool njariñ gi nga xam ne moom lan lay toog di la ko wax mën a dugg si sa bopp effectivement waaye soo xoolee si jëmm yi da nga ne waa gars yi waa ji li muy wax xamu ko waaye li am solo ba am solo mooy xoolal si waa ji kàddu yi muy yëkkati di la ko wax ndax si suñu jëmm yu xeebu yi ñoo gën a néew xam-xam gën a néew kattan xamuñu dara waaye yàlla dimbali na ñu ngi gëstu te askan wi ñor nanu te li ñu jëflante ñoom ñu ngi si gis seen bopp loolu Pape lu jëm si cadre sëy dafa nekk loo xam dañ ko waroon di jàngal nit ñi ñu xam ko ba pare te point boobu man gisuma ko si gars yi di ko def effectivement kilifa yi ñoo ko waroon di jàngale ndax daa doon jaamu yàlla gu neex effectivement dafa doon
jaamu yàlla gu neex gu ànd ak bànneex yàlla di si bég malaaka yi di si bég. waaw te doomu aadama bi yàlla gën a fonk. waaw ci barab yooyu lay jaare pour feeñ jamono. jeex na. te yàlla li mu bind doomu aadama gënal ko ci. waaw kon épreuve boobu lépp loo xamante ni lu koy facilité la lu doomu aadama bi war a bàyyi xel la. surtout waaye lépp lu koy gàllankoor la lu doomu aadama bi war a maytu la. te ñu gis ne sunu comme ni ñu ko waxee régime alimentaire actuel bi niy def. daanaka bokk na ci liy gàllankoor lool. waaye yéen bi ngeen ko saytoo. ba dem ba wuti ay xeeti produits yoo xamante ne nii mën na dimbaliwaat. askan wi ci loolu. loolu dafa mel ni ci la ñuy jubal def directement ci Max Power. Max Power dañ lay bàyyi nga gën ko faram-fàccee produit boo xamante ni dafa baax ci askan wi. baax ci ñi nga xamante ne nii yàlla dimbali na leen. seen doole biir. xaw a commencé nasax. tey wax dëgg yàlla nag góor teraangam àddina wax dëgg yàlla kàttanu biiram dong la. waaw ndax it nag góor am na loo xam sagam la. te yàlla dafa bind doomu aadama yi pour ñuy produire. di produire ay doomu aadama di feeñ ci ñoom pour àddina am continuité. kon nag maanaam ci ni ñu koy waxee tool la bu ñu war a bay waaye ëllëg ba koy war di bay war nañ koy daas ba mu gën a ñaw. ba tax ñax gu mu romb mu mën a dagg. waaw kay dafa mel ni comme Max Power bi ñu bàyyi la nga gën koo présenté. ak sunu téléspectateurs yi ñu toog di ñu seetaan. waaw gis nga Max Power. produit la boo xamante ni. produit bu doy waar la ginseng lañ ko liggéey. ginseng ak maca ak poobu de Guinée. ak muscade ak farine végétale. ak yeneen i bagages yu ne si biir yoo xam ni. duñ koy tudd. ginseng bi moom dafa mel ni ku dem côté Chine xam nga ni ñoom duñ ko sax fowe. boo xoolee. ginseng àdduna wërngal këpp yàlla ñoom la ko jox. ñoom am nañ dégg yoo xamante ni ak xam baaxaay garab gi lépp lu jëm si cadre lekk. muy dugg si gémmiñu nit. dañ siy boole ginseng bi. mu nekk ci base bi. mu nekk base bi. tàngal yi xale yi di màcc sax dañ ko siy boole. bonbon yi ndax importance important bi mu nem parce que dina ñëw si important boobu. bonbon yi si boutique yi sax xale yi di ko jënd di ko lekk gâteau yi ni jaay si resto yi ñoom sax dañ ko si liggéey ak ginseng. macha allah. même ginseng boobu même les pays occidentaux yi sax dañ koo jël pa pour planter ko si dëkk yi yàlla bañ saxu fa. Chine rek lay sax Chine rek ndax yàlla macha allah fa la ko jagleel. waaw mooy li ma la waxoon ci njëlbeen endroit bu ne ak zone bu ne yàlla def na gàncax gi leen war a dundal wala li leen war a faj. yàlla meññal na ko fa. meññ na ko. te gis nga ginseng li tax mu garaaw moom yàlla da koo saxal si Chine ba pare daat koy généraliser si àdduna wërngal këpp mu amal leen njariñ. macha allah. lu garaaw laa lay expliquer. boo xoolee ginseng ñoom xam nañ ko xam koo xamante ni lépp lu ñuy lekk mi ngi ci biir. moo sabab ñoo gën a wér ñoo gën a gudd fan ñoo dàq am ay doom. effectivement. lu sabab loolu. parce que ginseng dafay raxas deret. te wax nga ko léegi sa njëlbeen wax nit du feebar nit du màgget. deretam. deret mooy feebar deret mooy màgget. te ginseng bi dafay raxas sa deret. agir ci libido. nga xamante ni mooy dëggi-dëggi góor. agir ci endurance. nga xam ni mooy dëggi-dëggi góor. agir ci stress mi nga xamante ni. mooy gàllankoor nit ki ba illeeram du mën a ñëw pour dagg ñax ma na mu ko war a daggee mooy stress. parce que problème mu say psychologiquement la. effectivement. boo amee tuuti stress. illeer bi du sax bouger. bay mën a dagg dara. loo ko daas du ñaw. effectivement bay dagg ñax. léegi ci loolu ngeen waajal produit yi ba ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal seen kattan dem ba commencé di nasax. produit yi mën na koo renforcer waat ba mu dem ba dellu si waat ci ni mu daan sentir jëmmi boppam. waaw parce que kii sous forme traitement la. maanaam boo déggee ñu la agir ci libido endurance stress éjaculation précoce. ñeent yooyu moom la dajale. di ko def ci jëmm ni ko par di raxas deret gi yamul foofu. boo amee méttitu ndigg da koy faj. nga am méttitu tànk da koy faj nga am méttitu loos da koy faj. parce que yooyu noonu nga dégg yëpp ñu wax la ko deret ju bon moo koy def nit ndigg tànk yu mitteeg yooyu deret ju bon la. parce que deret bu setee day jouer ci ndigg bi jouer ci tànk yi jouer ci loos bi. articulation yi tamit daf ci jouer ndax deret bi set na. raxas rein yi nag ba mu set pour mën a segg. moom Max Power bi day def loolu. léegi nag nekkul afro boo xamante ni effet immédiat la da nga koy jël léegi mu yabal la ci tool ba déedéet. moom doxewul noonu. mais bu fekkee ni da ngaa soxla sa tool terme la waaw.
boo demee ba soxla tool bi ba commencé bay da nga jékki-jékki rek gis benn kattan gu am doole ni la sarax dugg la nga xam ne am na ku la gane illeer bi gën a wow gën a mën a dagg ba pare gën a mën a ñaw te bu demee ba nga xamante ni war naa roose ndox mi pour gën a mën a tooyal taatu gàncax gi pour mën koo gën a bay ndox moomu day gën a bëri bu fekkee ndox ma daa néewoon da koy yokk. très bien kon produit bi dafa mel ni nag ñi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe yi kàttanu biir wax dëgg yàlla buñ ko jëloon te respecté traitement bi mën na leen a delluwaat seen valeur yi ñu soxla baat bu am solo nga wax te respecté traitement bi après le mois de Ramadan toog ci ak askan wi sur la RTT TV toog ci ak suñu partenaire bu mag bile waa Natural Bio dañuy jàngale téléspectateurs yi ni seetaan ngeen ubbi seen nopp bu baax taataan ñii àddu ngeen di teewlu seen xam-xam dafa gàtt waaye borom xam-xam yu mel ni ñii toog saytu nan gëstu nanu bu leen xool jëmm ji waaye déglu leen xam-xam bi nga xam te mooy toxoo ci ñoom ndax ki jël alalam investir dem ba bitim réew dépenser beaucoup d'argent des millions dem defi ay expérience ñëw ba am ci ay diplôme ñu reconnaître ko partout dans le monde mu indiwaat di jëriñ ci aw askanam yaakaar naa ni kooku bu doon da doon waat wàcc na ñu bëgg ñuy déglu tey jëfandiku dem leen Natural Bio ngeen wuti seen ay produits ngeen dem échanger ak ñoom ba tey ñu ngi toog fii ci émission bi xanaa bala ñoo gën a avancé njaga soxna yi ñu gis ni ñoom it dañuy am jafe-jafe boobu ndax dañ naan damay nekk ak sama borom kër waaye sama jëmmi biir ni ma ci war a yëgee du ma ko yëg ba loolu effet bi muy indi mooy day dem ba day tag ci garab gi dem di xool ca garab gële maanaam jikkoy gileem lekk ci garab gi di xool ca bële te fekk li nga yor daanaka ay la yoon gore nga lool waaye daf laa doyul te loolu li koy indi mooy jafe-jafe boobu soxna yi di ko am loolu lan ngeen ci mën a dimbalee ñi xam te ñooy soxna yi tamit ba ñoom ñu mën a am seen pàccal bu baax a baax waaw pàccal googu tamit am na fa xanaa di wax ni soxna yooyu tamit maanaam di leen masawu di leen wax ni loolu metti na ndax comme ni mu la ko waxee léegi sëy dañ ko war di jàngale ndax dafa ànd ak ñun bokk nekk ak jaamu yàlla aussi loolu kenn waru am complexe di si wax dañ koo war a wax askan wi jàngal leen ko bari na pap jigéen ñoo xamante ñu lay jàmbar loolu jour bi leen njëkk a jël bi ne xale sa la leen dale ndeysaan te fam leen dale mooy ku góor ka moo xamul nu ñuy sëyee te da leen di topp ndeysaan waaw da leen di topp ndax affaire bi psychologique lay doon effectivement day mel ni genre ni ma la mën a expliquer nga comprendre pour ñi nga xam ñi ngi toog di nu seetaan day nekk benn genre capteur boo xamante ni psychologique lay doon premier jour bi nga xamante ni ku góor ki mi ngi jël soxnaam pour war a maanaam teggi tuuma dañ ko daan tuumaal waaw mu bëgg koo yeewi maanaam jamono ji mu njëkkee séq ak moom si jamono jooju dafa utiliser force am te loolu dañ ko waroon di jàngal nit ñi ndax jamono jooju lenn képp moom mooy objectif ku góor ki lenn la soxla pour tool bi mu war a bay ndox génn si rek ndox mu xaw ngay génn mu bàyyi jërul ñëw accéléré ba au fond di àgg sa taatu tool ba jaru ko parce que boobu yaa ngi yóbbeeku jigéen ki métit boo xamante ne après si jour boobu métit boobu day capté si mémoire am ba heure bu demee ba xam ne war naa mën a sëy bu ku góor ki commencé rek dellusiwaat ci xelam loolu psychologiquement rek mu commencé yëg douleur effectivement te illeer ba sax génnagul te mu mel ni ñu bari dañuy jàppe seen àddina compétition te àndu ñaari nawle jaamu yàlla la foofu laay waxee àndu ñaari nawle jaamu yàlla la te it mbokk yi ñi toog di ma seetaan yàlla dafa bëgg ñuy jàngale xam-xam ndax xam-xam nit ki boo ko jàngalee yar ko yee ko da nga ko war a jàngal xam-xam ubbi boppam ba bu demee tàbbi si kër wala mi ngi doon dund loo xamante ne nii mën naa bañ a gën ci moom waaye bu toogee ak borom xam-xam yi dégg ni man ka toogoon naa ak monsieur Ndiaga Fall nga xamante ni yàlla may na ko macha allah mu nekk élément ci biir Natural Bio saytu na xam-xam nga mën a déglu xam-xamam mu mën laa dimbali ci li nga xamante ni ñaari way dencante jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy am te it il faut ñu wax ko directement jafe-jafe néegu sëy dafa nekk demande sociale actuellement ci Sénégal il faut yéen ñi nga xamante ni yéen a amee loolu ngeen gën a dimbaliwaat askan wi jaarale leen fa xam naa ni dañuy gën a xiirtal leen ci ñu gën a jege Natural Bio ndax am na loo xamante ni du xaj ci émission mais boo demee ñi nga xamante ni ay techniciens la ñoo nga fa boo ñëwee ñu dalal la man laa bàyyi avancé la bu baax dimbali la ci say kii te dinañ la dalal bi gën a rafet lépp luy sa jàngoro ñu faj ko waaw li ma lay këfee foofu mooy
mooy naturel dafa yaatu si lépp si tawat yëpp si siti si hémorroïde si tension ballonnement rhumatisme ñàkk appétit insomnie mauvaise haleine yooyu yëpp da koy saafara. effectivement te garab yu efficace te yu jëm si cadre cosaan képp la gàncax lañ ko liggéey. xob reen xànc wa ilaa kii bi xob yi yooyu la ñuy liggéeyee. macha allah yii sunguf yii huile macha yii ñu jël gàncax gi moom la koy liggéey. macha allah li ma la si tëjalee foofu mooy comme ni nga wax le si cadre sëy am nañ cabine yoo xamante ni uniquement loolu lan si te dañ koy def di conseiller way dencante yi waaw di leen jàppale waaw kon xam naa ni yow mi toog di seetaan seen numéro mi ngi daw ci suufu télévision bi ci suufu kii bi mi ngi def bande da ngeen di contacter Natural Bio am nañu fii place fii ci musée ak Grand Standing Touba voilà Dakar ñu ngi partout ñu ngi Sénégal dara ñoru leen lu dul lii dimbali askan wi ngeen gën a accroché wu Ndiaga dafa mel ni suñu jotaay mi ngi xëccu jëm ci jeex xam naa buñ la doon bàyyi nga yëkkati kàddu gu mujj lan ngay wax ak askan wi waaw xanaa askan wi di leen sant bu baax et di leen ñaanal yàlla lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu mel ni ko ni wax ju xaw a teggi ñàkk a teggu na la ñu ngi koy jéggulu te xam ne suñu jëmm bopp yi la tey liñ si jublu mooy leeral askan mi jàngale rek ndax jëmm ju mel ni Pape boo waroo toog ak moom sax di wax safaan ndax xam na la muy wax te def na xam na li muy wax bu baax waaye jàngale gi rek moom la leen si jublu di sant tamit bu baax ñi nga xamante ñoom ñooy waa télé RTT TV di télé tailleur yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñoom it kontaan nañ si ñoom bu baax tey réccu ñu leen àndee ñoom di liggéey ak ñoom di ñaanal tamit waa Natural Bio yëpp ñi nekk si terrain bi ak ñi nga xamante ñoom ñooy defal good food bi ak ñi nga xam ñoo nekk si boutique bi tamit di jaay di ñaanal yàlla DG bi Ibrahima Vito yàlla gën a nàccal xam-xamam gën ko yokk kattan te bàyyi kook njabootam di ñaanal yàlla subhaana taala sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér di ñaanal yàlla sama yaay Oumy Diouf ak maire Baye Serigne Fall ñu yàgg fi lool te wér kontaan nañ bu baax Ndiaga bala ngaa wàcce kaddu yi fi ñu toog barab bu am solo bile di le Palais d'Or jus naturel yi ñu teeroo nan nga ko dundee ak endroit bi waaw fii moom boo xoolee Pape jus yi moom wax dëgg yàlla man bi ma ko guuxee sax damaa jom mi damaa yëg leneen ta ci garaaw mooy naturel gis nga bi ma ko xëccee nii macha allah Ndiaga ñangeen yeeg jaañeen ni dina la summi te li nga si xamul waaw fruit bi way waaw ay pom ak sew ak kay demee na nga koy dégusté waale sax waaw way vraiment macha allah xewloo ñii moom nan leen ñaanal rek ñoom ñu yàgg fi loolu tëwee te xam ne li ñu def nii Cees waaye lañ ko defal seen bopp lañ ko defal waaw ñu ngi koy félicité bu baax DG bi moom it nuyoo nañ sànq mu yëkkati kàddu yu am solo moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yow it Pape kontaan nañ si yow bu baax te ñu ngi lay ñaanal yàlla yow it yàlla gën laa yokk te musal la si làmmiñ balaa ak cat amin Fall ak yàq-yàq amin Fall lan yàlla musal Pape si ki toog këram bëgg a yàqal amiin te kooku yëgu ko talu ko amiin Fall yàlla na la yàlla defal tawfeex jërëjëf bég nañ bu baax maa ngi ñaanal yàlla tamit sama caméraman bi sànq ba léegi maam Alaaji moom sax tey doon fêté birthday am jot nañ fi def benn avant première sax souhaité ko joyeux anniversaire maa ngi ci turu la RTT TV ñu ngi koy souhaité wàllu joyeux anniversaire waaw di ko ñaanal mu dund ndax xale bu yaru la doomi ñey nag kenn du ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan ndax bu guddee fan rek dina toll ni baayam kon nag yokk lool wér lool am njëriñ lool te yàlla laq la fa yàq yëgul ma Alaaji jeune caméraman nekk xale bu disponible mooy partie bi nga xam te ni mooy defar dunduñu doomu aadama àddina léeg-léeg nga toll ci diggante yu metti mu lëndam lool ci loo xamante ni doo yegg doo tin jafe-jafe lay doon topp sa gannaaw waaye muñ rek moo lay gunge boo tëddee tëdd ak sa conscience booy jëf na rafet booy def na rafet sant ñu ne ko nu mu sant mu ni tax booy def na yàlla tax booy wax na yàlla tax di nga fa jële sutura loolu moo di seen émission bi ñu présenté bi ñu def nag te déwénatuñu durant mois de Ramadan bi ñu ngi woon ci suñu ruq di liggéey di góorgóorlu ndax yeneen facette yoo xam te ne askan wi dañ koy soxla waaye saa yu leen ndam rek bànneex rek sutura rek ak yokkute rek ñu nuyu le président Mamadou Seck nuyu sama directeur programme Khadim Soumaré di leen ñaanal ñëpp jàmm ñaanal regroupement des tailleurs jàmm ñaanal Sénégal jàmm ndax particularité bi yàlla defal Sénégal bariwul fu mu am ren ñun ak les communauté catholique ñoo warandoo ñëpp di dugg buñ duggee ci seen i jàngu ñaan pour yàlla dolli jàmm ñun buñ duggee ci jàkka yi ñaan pour yàlla dolli jàmm ñaan googu yàlla du ko naax saayal waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu nañ jàpp ci buumu yàlla gi te buñ dàqali ko jërë ngeen jëf beneen yoon ci beneen numéro
ok ñu nuyuwaat waa Palais d'Or bu baax a baax ñu nuyu ndax teeru bi am na solo accueil bi am na solo jus naturel bi neex na barab bi am na solo Thiessois seen kër a ngi nii le Palais d'Or mooy restaurant bu moderne bi nga xam te ni am na lépp ku ñëw fii dinañ la dalal dinañ la toppatoo beneen yoon ci beneen numéro bye.